jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës ki ñu dénk nag lu jëm ci karange askan wi jiite ko ci wàllug police ma ngay dànkaafu fëkkkatu gone yi kuñ ci teg loxo ku ne dootoo ko nettali ñii di takk der yi nag dooleel nañu leen ngir nag xeex jëye ju ñu nemmeeku ci Sénégal la ñuy xaar nag mooy ab lëkkaloo ak askan wi commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop doon jan ak taskatu xabaar yi sànq kese ñu daal di àddu nag ci doxub ñaxtu bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal àjjuma ji mooy liggéeykat yu SDE beneen plan d'action nag la ñu daal di sumb gannaaw ñàkk déggoo seen diggante ak jëruñ ji dénk wàllug yoon da seen ndaje mu yaatu mi ñu amaloon nag tey ji ñoom liggéeykat ya la ñu sàkk bokk na ci ñu xoolaat kon li nga xamante ni moom mooy action ya ñu am ca SDE nanu koy gën a yokkee yeneen liggéeykat nag muy faree ci wàllug yoon ñoom door nañu tey ji grève ñetti fan ci talaata ji la ñu bëgg ñoom it mooy rek ñu daal di xoolaat coppite yi nga xamante ni jëm na ci ndàmpaay yu dëkkuwaay yi loolee la ñu bëgg ñu jëmmal ko ndongo yi nag ñi ngi ci mbedd mi di ñaxtu grève yi la ñu bëgg mu dakk ca Thiès Saint-Louis Ziguinchor kàddu ga genn la ay saafara la ñu bëgg ngir jàngalekat yi dellu ci classe yi mbokk yi ponk yaa ngi ñi yaatal gi léegi léegi. dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak li nga xamante ne nag moom la ñu nemmeeku di fëkk yi doon jéeya ci Sénégal gone yi ñuy jël léeg-léeg ñu faat leen ki nga xamante ne nag moom moo jiite kaaraangeek askan wi ca police moom àdduna muy commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop ma ngay dànkaafu nag kon defkatu ñaawteef yooye ne nag ku ñu ci jàpp ku ne dootoo ko nettali muy xamle nag ni dooleel nañu takk der yi la ñuy xaar rek mooy ab lëkkaloo ci askan wi su ko defee nag ñu gën a xeex wàllu woowee sànq la nag janook taskatu xabaar yi abi fay ci leeral. ku def lu jaaduwul wala nga def loo xam ni dëppoowul ak lu jubal réew mi dinañu la fudd. artu nañu leen ñoom Samba Boy yi jamono ji càccum xale yeeg rey xale yi lëmbe biir réew mi police jël na ci ay matuwaayam ba mu mat sëkk ngir mu dañ fi. état bi jël na tous les moyens nécessaires mettre ko à la disposition des forces de défense et de sécurité particulièrement à la police. ñi nga xam ne caay-caay rek moo leen ñor nañu xam ni à partir de maintenant tàmbali woon na sax waaye état bi renforcé na moyen de sécurité bi. lëkkaloog askan wi loolee doon na la leen gënal ngir yombal leen seeni liggéey. am na ci ñoo xam ne nag ci biir jubadi la ñu bëgg di añ di ci reer di ci ndékki kon dañu tàllal suñu loxo société sénégalaise bi yépp di leen xamal ni fépp fu ñu gis loo xam ne lëndëm na bu ñu ko mënee leeral alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu ko mënul a leeral bu ñu nu woowee ci minute yi ci toog dinañu ñëw def intervention. ñoom ñee di jëfkatu ñaawteef yi door nañ di leen rëbb lépp luy frontière yokk nañ kaaraange gi police moom nee na noppi na. suñu vision mooy jàppale état bi ci paix ak tranquillité publique. képp ku ko jalgati ñu jàkkaarloo ak yow jëflanteeg yow ba nga dellu siwaat xam ni nekkoo ci yoon boo dellu siwaatu bi ñu làq la jant bi dénk la ñi nga xam ni ñoo lay dugal foo xam ne dootoo gis jant. rey gi ci yenn ci frontières yi police door na beneen xeex fii ci diwaanu Afrique de l'Ouest tax na seeni kaaraange yokku nañu ko foofee. fii ci Afrique sowu jant am na lu ñu fiy tuddee fédération police yi Afrique de l'Ouest yëpp ñoo ci daje heure boo xamee ni am na njubadi bu am fii renseignement yi uniquement day circuler automatiquement day circuler. waa police ne daañu indi ay saafara ci jafe-jafe yi askan wi di dund ci ñàkkum kaaraange jamono ji tuutànk yi doon nañ ñoo xam ne ñoo gën a soxal reykatu nit ñi ñoom ñii yor kaaraange biir réew mi ne door nañ di leen rëbb waaye jamono ji xamaguñu seen lim ci ñaata la toll. ci ñaata la ñu toll takk der yi nag wax nañu daanu leen rëbb daanu leen teg loxo waaye nag ci jamono jooje waajur yi moom jaaxle nañu lool ci fëkkub gone yooye ñu ca mel ni tamit ay spécialiste di yëngu ci wàllug njàng mi ñoom xamatuñu sax lu yëf yi di nuróol moo waral nag télévision Futurs Médias daal di defub gëstu jox nag kàddu gi koo xamante ne ab psychologue la ba ci ab inspectrice de l'éducation ñoom ak nañu ko gisee Ibou Diouf.
muy ay ñaawteef yu ñuy faral di gis ci kër yéenekaay yi di ko dégg ci rajo yi ak télévision yi loolee bokk ci li ñu gën a ñaawlu fii ci Sénégal jamono ji ñaawteef yu ñuy teg ci tutank yi nga xam ne xamuñu dara tax na bi ñu bëri ci askan bi ànd ak jaaxle bi ci mujj mooy gone gi ñuy duppee Serigne Fallou Diop fale ca Rufisque. tëral ko comme xar teg paaka bi ci put gi rendi ko loolu doon lu doy waar loo xam ne kenn xalaat ko woon ci dëkk bi loolu nag bu amee ñun si suñu jàngat en tant que psychologue si fi ñu nekk fii ci hôpital mooy que dañuy jàpp ne nit kooku mënul normal nit kooku wérul. dama am habitude su ma demee ci classe yi di waxtaan ak xale yi su ma duggee damay kaf ak ñoom manaan leen ana président bi nga xam ne bu ëllëgee su ma màggetee moom moo yore Sénégal bu ko defee nga gis yu yëkkati seen loxo wala ma ne leen ana ki nga xam ne bu ma màggetee ba yore bant moom moo may faj bu ma feebaree. loole di ñaawteef lu kenn xamul lu ko waral ay xale yu ndaw nga jël leen yóbbu leen fu sori seen waajur loole sax ñu gis ne mën na leen jural ay jafe-jafe ci seen ëllëg. ba xale boobu buñ ko jëlee yóbbu ko maanaam ñu sàcc ko yóbbu ko nañu xalaat tuuti rek waajur yooyu lii nekk ci seen bopp daatuñu comprendre dara dañuy nekk ci jafe-jafe yu doy waar yu metti par rapport ak ñoom ci li ñu perte mais metti aussi li ci ëpp solo par rapport ak seen doom parce que xamuñu lu seen doom di dund fi mu nekk noonu. jox mu lekk dañ ko war a jàngal dañ ko war a tette dañ ko war a faj. gannaaw ñaawteef yi saa su nekk ñuy ñaax ñi nga xam ne ñooy waajur yi ñu gën a ànd ak farlu ngir gën a aar xale yi li ci gën a metti nag mooy ñiy def ñaawteef boobee neexuñ leen ràññee wala buñ leen di jàpp day fekk daanaka. ñu wax nag ci syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllu ko yoon ñoom rek door nañu grève tey jii grève ñetti fan ñoom syndicat yooyee syndicat boobee la ñuy sàkku nag bokk na ci ñu xoolaat nag coppite yi nga xamante ne nag defoon nañu ko te mu soxal kon ndàmpaay yi dëkkuwaay yi nee nañ nag beneen plan d'action kon daanu ko amal bu fekkente ne nguur gi ma ngay wéy di leen tànkam lu Cheikh Diop Diafara Ba. salariaux des rémunérations. lépp lu soxal wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal jamono yi daal dinay taxaw teg loolee sax nag ni ki tey ji lañ daal di commencé lu ni mel kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb képp ki nga xam ne rek day yëngu ci wàllu yoon nag jamono yi ñoom ñooy sàkku rek ñu daal di leen di jox seen ay indemnité de logement ak itam li nga xam ne moom moo di fonds d'aide ak yeneen ci ay bëgg-bëgg yoo xamante ni bëgg nañ mu saafaraw. ñu defar nu mu tëti fonds commun bi ndax gouvernement bee ko yàq ñoo ñëw jël fi benn mesure ne dañuy woo investisseurs étrangers yi ba ñun lañ doon amoon as tuut mu nekk ab sarax loolu kenn du ko def ab réew boo koy kii da ngay xalaat nit ñi fa dëkk ba pare balaa ngaa xalaat ay tubaab ak chinois ñu fiy ñëw loolu mooy wax ji nañu defar suñu fonds commun beneen bi mooy ADG yi ñuy wax administrateur de greffe nañ leen jox seen i indemnité yi nga xam ne dañu koy yellool ñi ngi wax bomtuwaat bu baax travail de la justice nee nañu nañ leen jox indemnité yokk seen participation à la judicature jox leen prime d'incitation à la célérité yokk seen participation à la judicature jox leen prime d'incitation à la célérité. ñu sukkandiku ci greffier yi di xamle ne lépp lu soxal wàllu yoon du priorité ci régime bi nga xam ne moo fi nekk jamono yii. dañoo am njàqare parce que dañoo dem ba gis ne justice bokkul ci priorité gouvernement bi. ñii le di oo wàllu ak itam di artu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon ci réew bu Sénégal. ministre de la justice Ismaïla Madior Fall duñ koy wax rek ne moom bi muy ñëw dafa fekk réforme yëpp pare clé en main maanaam xam lu ci desoon li olof di wax togg nañ ko ba pare yàq rek a ci des na ko yàq amul guddal jël. ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa SYTJUST nag jamono yi bàyyiwuñu bépp plan d'action boo xamante ni dinañ ko nam amal bu fekkee nguur bu Sénégal dafa léttu ay dégguma si li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg. Nous attendons de la part du gouvernement. benn dëkk ñaari gaar tey xëyoon na tàng ca Thiès ndax ndongo yooyu doon jànge di jànge kon ca daara jooje ñu duppee Malick Sy ñoom ñoo génnoon ca mbedd ma di ñaxtu li ko waral nag ñu ne grève yi tar na ba tax na daal ñu ngi sàkk kon saafara am ci ñaxtu yi nga xamante ni moom la jàngalekat yi di ñaxtu waaye nag nañ jàpp ni tàngoon na tamit ci diggante ndongo yak takk der ya doon manifester Cheikh Anta Diop say la tiir
daanaka tey jii de élèwu Thiès yëpp génnoon ci mbedd mi ànd ak élèwu lycée Malick Sy bu Thiès dem ci collège yeeg lycée yi génn seen naataangoo ñoom élèves yi nee nañ lii ñu toog yàgg na lool lu ñoo bëgg mbébét yi nga xamante ne moom la professeur yi am de ñu saafara ko ndax ñu mën a duggaat ci classe yi ndaxte ren jii de bu ñu sàgganul njàng mi dina gàll góose lool ndaxte li ñu tardé dafa bari. te dañoo ànd ak suñuy moroom élèves ñu def marche pacifique marche boo xam te ni la ñuy revendiquer loo xam te ni moom la ñuy bëgg ñun waaw te loolu dañoo bëgg président Macky Sall mu dégg ñu pour sur cela pour que mu jàppale ñu bu baax a baax a baax un effectif de 3000 élèves boo xam te ni y en a 21 salles de classe ci côté boobu noonu te loolu du yoon d'une part si les professeurs sont en grève gars yi wax nañ ko sànq am na ñu ma dégg ñoo xam te ni nee nañ jàpp na leen fële ne waa Malick Sy am na ñu leen jàpp na leen waaw am na ñoo xam ne renvoyé am na benn boy kooku dañ koo dàq si yooyu lu ni mel te juste ñun le fait que ñuy dàq kooku sax du yoon parce que ñun dañuy revendiquer suñuy droit bulletin de notes yi moom jëlaguñ ko te defaguñ conseil des classes ñoom ren ni nee na duñ joxe conseil des classes professeurs yoo xam te ni ñoom lànk na nee na duñ joxe notes yi. élèves lycée Malick Sy nag ñoom ñoo sooke mbir mi ànd ak élèves yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bu Thiès takk der yi nag dikkoon nañu ci bërëb ba si la nag ndongo yi jëloon ay doj di joranteeg ñoom ak ay lacrymogène am na sax ab élève boo xamante ne benn lacrymogène dal na ci tànk bi ba jamono yi dañ ko yóbbu woon nag ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. gannaaw Thiès Ndar foofu it ndongo ye ñoom it ña nga wàccoon rek ca mbedd ma di ñaxtu li ko waral nee ñu ay weer a ngi nii njàng ma nga am ay jafe-jafe foofee toll na ay fan yi tamit ñii di jàngalekat yi kon kenn mënu leen seen ca classe ya ndax grève yu tar yi nga xamante ni moom la ñuy amal ba tax na ñoom it ña ngay sàkku daal ci syndicaliste yooyu ak nguurug Sénégal ñu daal di déggoo ñu teewlu ci Abdoul Aziz Sow moo wax ci nuru ndongo yooyu ci micro Ousseynou Diop. maintenant ñun lu tax ñuy revendiquer tey suñu problème mooy que plus de 1 mois ngi nii suñu cours yi demul normal mënuñoo jàng normal bu ñu jàngee lundi la ñuy jàng cours samedi yeneen jours yi débrayage grève vraiment ça fait mal parce que élèves yoo xam ne dañoo war a def examen bi nga xamante ne d'ici 2 mois 3 mois la ñu war a def examen te mënuñoo dem ba xaajal seen programme loolu wax dëgg yàlla comme tiitul tamit war ngaa xoolaat sa bopp. parce que tamit élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci privé yi ñun ak ñoom bu surtout examen jotee ñun ñëpp la ñuy évaluer ci benn point. te bu boobaa ñoom danañ terminer seen programme ci nu mu leen soobee ñun nag duñ terminer suñu programme te loolu kon bu conséquence yi di am ci ñun lay am kon ñun daal li ñu bëgg mooy ñoo ngi ñaan Macky Sall fi mu toll nii mënatuñ ko jox daal lu dul di ko ñaan la ñu jàppale ngir suñu éducation bi bañ a nekk en faillite vraiment bëgguñu suñu njàng mi di am problème parce que boo xoolee 10 années yi weesu yëpp njàngam Sénégal dafa am problème comme ni ñu ko waxee l'éducation Sénégal dafa am problème bu rëy parce que boo xoolee 10 ans yëpp prof yaa ngi grève en 2012 bañ constaté que am na plus de 3 mois de grève yoo xam ne élèves yi man boobu je me souviens mais maa ngi woon 4e xaw ma 5e boobu amuñu woon composition premier semestre. waa Ziguinchor feelu nañu leen nag ñoom it ci doxu ñaxtu boobee ndongo ñu baree bari ñoo wàccoon ca mbedd ma ñoom it di naqarlu rek grève yu tar yi jëwriñ ji nga xamante ne nag moom la ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi la ñuy sàkku rek kon mu daal di kon waxtaan woo xamante ne nag dana daal di kon taxaw ci saafaray jàngalekat yooyu Abdoulaye Guèye moo wax moom it ci turu ndongo yooyu ci Ziguinchor ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. donc tey jii am nañu naqar torop sax parce que ñun ñooy ëllëgu réew mi. ñu dañoo war a jàng dans les meilleures conditions buñ jàngul dans les meilleures conditions est-ce que dinañ mën a def benn service bu baax kon ëllëg suñu ëllëg parce que l'avenir du Sénégal ëllëgu Sénégal suñu loxo la nekk tey jii dañoo ñëw pour wax ak suñu autorités yi pour ne leen nañ def jusqu'au retour des fêtes ñu fexe ba ñu jàng dans les meilleures conditions te tey jii soutenir ñu kenn ñun suñu bopp la ñuy soutenir parce que ñun nekkuñu recevoir ñu suñu notes yi sax amuñu ay suñu bulletin composition yi. te war nañ jàng war nañ def ay concours pour suñu avenir bu ñu jàngul nan lañ koy defee loolu mënut a nekk tey jii moo tax ñu ñëw tey IA d'abord balaa ñoo dem préfecture pour ñëw wax leen ni ñun tey jii am nañ lu ñu naqar trop. waxoon nañu ko ci ponk yi doxub ñaxtu bu yaatu nag la ñuy waajal ci àjjuma ji nga xamante ne moom la ñu dëgmal muy liggéeykat yu SDE beneen plan d'action nag gannaaw ñàkk déggoo bi dox seen diggante ak jëriñ ji dénk wàllug ndox mi ci seen ndaje tey ji nag la ñu ca wax rek mooy kilifa yi nag ñu nañ daal di jëfee kon li nga xamante ne nii jëm na ci maanaam action yi ñu am ca SDE ni ñuy fexe nag kon ba action yooyu gën a dolliku Fatou Dieng moo teewoon ci seen ndaje boobu. ñàkk déggoo ci seen diggante ak seen jëwriñ liggéeykat yu SDE yi
taxawal plan d'action bu bees aljuma ji ñu dëgmal ñu fas yéene ko doore ci doxub ñaxtu. plan d'action bi tey assemblée générale la suba dinañ amender PV bi yónneewaat leen ko vendredi incha allah dañuy def benn marche de protestation jógee fii ci centre des métiers de l'eau dem direction générale centre de Hann bu SDE. réforme bu bees bi nag moo indi coow li Elimane Diouf ak i ñoñam ne ànduñu benn yoon ci li nga xamante ne si yëkkati nañu ko. dañu war a choisir beneen repreneur boo xam ne mooy gérer ndox au niveau urbain au Sénégal liñ ci jàpp mooy nan la ñuy conserver ak yi nga xam ne liggéeykat yi am nañ ko ci biir SDE loolu ñoom confirmer nañ ñu ci biir DAO bi ne bind nañ ko ci DAO mooy demande d'appel d'offre bi nga xam ne moom lañ lancé ba nga nit ñi entreprise yi souscrire ci kaw loolu personnel bi nga xam ne mooy liggéey SDE aussi garantir nañ ne société bu bees boobu di ñëw ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ continuer liggéey foofu dinañ fa liggéey li ñu xaw a bloqué li ñu am comme divergence ak ministère mooy suñu représentation liggéeykat yi ci conseil d'administration société boobu mënuñu am ay action te duñu am représentant ci conseil d'administration ñu ne ñoom ci DAO bi li ñu jàpp mooy 5% de part d'action la ñu attribué liggéeykat alors que ñun 15% la ñu demande. liggéeykatu SDE yi rafetlu wu ñu itam doxalinu jëwriñ bi ñu dénk wàllum hydraulique. depuis bi ñu tàmbalee processus réforme bi dañ ci beddi liggéeykatu SDE il a fallu que ñu dem ba déposer préavis de grève ñuy door a accepter toog ak ñun waxtaan et bi ñu waxtaan ak ñoom le 6 février ba léegi il a fallu que ñu toog ba le 14 février compte rendu réunion boobu sax di door a génn ñun dinañ leen defal suñu amendement. ñu sàkku beneen repreneur boole ci itam ni seen action yi ñu am ci bërëb bi ñu xoolaat ko bu baax te yokk ko ñu ni gannaaw amendement bu PV bi sax dinañu def taxaw seetlu ci seen préavis de grève. syndicat bi ëmb inspecteurs yi ak inspectrices yu Sénégal ñoom nag ña ngay wane daal seenub ànd waaye tamit seenub déggoo ak syndicat bi ñu duppee groupe bi ñu duppee kon G6 mu ëmb nag ay syndicat jàngalekat ñoom nag la ñu bëgg rek mooy ñu daal di jëfee kon loolee nga xamante ni jëm na ci seenub payoor ñu xoolaat ko muy syndicat boobee nee nañ nag fas nañu yéene rek kon daal di déposer ab préavis de grève maanaam yëglu ne ca grève la ñu jëm loolee nag ngir ñu indi saafara waaye tamit ci jafe-jafe ñu nemmeeku ndax école tout tànk yi ak digg doom yi ñàkk na lool ay inspecteur ñu teewlu Elkantara Sarr moom moo jiite syndicat boobu ci micro Aminata Mbarisso. C'est pourquoi nous envisageons d'aller vers une commission administrative pour lire la situation à l'aune des dernières propositions du gouvernement et aussi pour inviter le gouvernement à ouvrir des concertations autour des conclusions de l'étude sur le système de rémunération et de nos autres préoccupations. Nous allons vers une commission administrative qui va opérer une lecture de la situation et qui va dégager des perspectives. Et de ce point de vue, nous n'excluons pas le dépôt d'un préavis de grève pour être, disons, dans un cadre réglementaire qui nous permettrait de dire nos attentes par rapport au système indemnitaire et ñoom doxub ñaxtu la ñu doon waaj a amal nag waaye dañ leen ko mujj lankal préfet bu Ndakaaru nangulu leen ko muy mbootaay googu nag ëmb sénégalais yi nekk ca Libye ak beneen mbootaay boo xamante ne nii ma nga ëmb sénégalais yi nekk ca bitim réew gannaaw nag faatu yu bari ñu nemmeeku ci ay doomi Sénégal fële ca bitim réew manifestation boobu nag dañ leen ko lankal nuñ ko waxee mu doon loo xamante ne nag naqari na leen lool ñu teewlu ci Ñango Seck moom député la de la diaspora ci micro Cheikh Diop. te suñu naqar suñu mécontentement ci li nga xamee ni xew na tey ndax bu fekkee dañoo am ay doomu Sénégal yu ñu rey bitim réew mu jiitu Italie ñu rey fa suñu mbokk di Idrissa Diène ak Mame Mbaye Ndiaye mi nekk Madrid ak Ousseynou Mbaye encore à Madrid ñu am naqar fas yéene ko manifester fii ci suñu réew ñu dem ba jëmmi jamono voies yi nga xamee ni yu légal yépp la jaar nañ ci pour am autorisation manifester préfet toog ba démb ci 20 heures mu doog ñoo war notifier ni manifestation boobu du am association am doole lu syndicat am doole am na fu limitam yem
état moo am possibilité wax ak état. donc loolu ci kaw diplomatie lañ leen di demander à ce que ñu taxaw ci lii nga xamee ni tey am na moo di yegg nañ ci rey doomu Sénégal gratuitement ci loo xamee ni ku deful dara yegg nañ ci toroxal doomu Sénégal gratuitement loolu moo war a jeex. ñu àddu ci politique ak coppite yi nga xamante ne nii indi nañu ko ci charte réew mi ku jëkk politique gi nag nee na du lenn dañoo bëgg rek kon damm laa fi ñenn ci candidat yi ci woteeg faluk njiitu réew mi ci atum 2019 bu ñu sukkandikoo nag ci majorité bi ñoom la ñu xamle lu ca mel ni système de parrainage dafay tax nag kon ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee lobby ñu daal leen mën a kon ñoom it daal di kon damm seen i laaf waaye tamit la ñu seetlu mooy nag yenn ci candidat yi nga xamante ne dafay bari lool te lu ca bari sax booy xool amul njariñ loolu yëpp nag dana mën a wàññiku Pape Fara ñi gën lañ ciy àndal. élection présidentielle 2019 njiitu réew mi nag teg ci ay jéego yu mag gannaaw waxtaan yi nga xam ne amal nañ ko ci lu jëm ci wàllu élection yi lii di sart réew mi ñu fas yéene ci indi ay coppite opposition jàpp ne lu doy waar la. loolu day wane moom li ko tax a jóg mooy am pouvoir pour mën a valider ou invalider candidature nit. ndaxte mën nga ñëw ni nombre bi matul wala kii signé du moom keneen moo signé place am ay jumtukaay yi nga xam ni mën nga ko utiliser pour tey jii nii mën a écarter yenn nit ñi. loolu mooy xeetu caay-caay yu bees yi ñuy dugal ci biir système politique gu Sénégal rek ndax sàcc élection tey jii doo xaar ba bis ba nga koy def da nga koy tàmbali si gàllankoor say adversaire ñenn ci opposants yi ñu ngi nekk police ñii ñu ngi dem prison ñii ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe wala nga intervenir ci système électoral bi maanaam ko war a voté ji doo am sa carte électeur wala boog ngay inventé ay taxawaay yoo xamee ni ku ci jàpp ku nekk boo demee ba sa biir di nga am difficulté bu dul difficulté jinne pour mën a teew ci élection yooyu loolu. ñu ànd ak jiitu réew mi ne décision bu baax la te lii dina mën a tax liste yu bëri yi jëm gis duñ ko am ci présidentielle bi. 2014 nga xam ni département Pikine rek ñoo ngeen presque 65 listes législatives yi jot ñu am 47 listes yoo xam ne 7 partis dong ñu ci génn ñi ci des amuñu dara amuñu sax représentant dans le bureau de vote mais loolu nag ku toll ni président de la République yore baatu askan wi yore baatu réew mi war a mën a xool loolu mu tuddee chey organisé mu ñu perpétuer ko loolu dafa war a dakk. parrainage dafa am solo parrainage day déggal démocratie mënuñu bàyyi koo xam ne foo gañ ku nekk génn ci mbedd bi wala génn feneen ñori mu ne kañ laa daa bëgg a briser il faut que mu am parrainage loolu c'est vrai day waroon nañ ko def bu yàgg. Pape Sagna Mbaye jàpp ne dogal bi dina tax ñi nga xam ne ñoo nekk ay lobby yu bëri dina mën a dugg ci biir réew mi. am na ñoo xam ne ñii tey jii ñoo ngi wax ak américains yi ñoo ngi wax ak arabes yi ñoo ngi wax ak polonais yi ñoo ngi wax ak je ne sais qui encore. ba ñu dajale leen loo xam ne lii mooy bu ma faloo wala bu deuxième tour amee ma bokk ca ña nga xam ne ñii dañ ci bokk ak même boo amee 1% ça va valoir son pesant d'or bu ëllëgee nañ changer loi yi yow mi ma dimbali woon dama lay indi pour nga mën a am ci gaz bi am ci pétrole bi non réew mi duñ ko foyee. opposition bi ne fas yéene wu ñu toog yaacaaral ba pare di dànkaafu. balaa groupe bi di wax wala may wax ci turu groupe bi il faut que ma waxtaanee ko ak parti yépp suñu waxtaanee ba pare ba xool fu nu war jëm ñu bokk yëkkateendoo bokk tëralandoo. du yées benn at ñu jëm ci élection présidentielle yi coppite bi ñu bëgg indi ko ci charte réew mi xàjjale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu politique. tàggat yaram ci fàttali suñu gaynde yi nag ña nga ca Casablanca ca Maroc ngir waajal nag seen i jongante xarito mu jëm nag ci coupe du monde bi Russie 2018 ki nga xamante ne nag kon nekkoon na ancien international français d'Éric Cantona nee na nag suñu gaynde yi am nañu chance ni yeneen équipe yooyee ca mondial ba ndax fii ci Afrique def nañu jaloore def nañu ay jéego yuy mën a tax tey ñu sori kon ca jongante boobee ñu teewlu ko moom Éric Cantona ci micro Ibrahima Kane. Le Sénégal, déjà, de se qualifier et de sortir de la zone Afrique, c'est très difficile. Parce qu'il y a des grandes nations du football et c'est très difficile. Sénégal déjà jaloore bu rëy la def ginnaaw bi mu qualifié fii ci zone Afrique ñëpp xam nañ ne compétition bu difficile la kon ku fi qualifié nag am nga say chance pour nag génn ci match de poule yi wala sax dem ba lu gën a sori pourquoi pas jël ko souvent nag équipe yi ëpp expérience mën nañ jël waaye parfois itam di nga gis équipe boo xamante ne amul expérience ñëw gagné lii di mondial te man yaakaar naa ne fii ak avenir bu proche benn équipe africaine war na mën a jël coupe du monde. Proche, l'Afrique
une nation africaine gagnera la Coupe du Monde. moom moomee nag ab documentaire moo ko fi indi rek ci wàllug coupe du monde jot na sekk waxtaan nag ak Youssou Ndour lu soxal nag wàllug sport sunu gaynde yi ba ci wàllug musique mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Cheikh Tidiane Diawo mi ngi waaj ngir faram-fàcc leen xibaar yi ci nasaraan.